c'était un plaisir ma recevoir leen ku si nekk dama koy may rek une minute comme ça mu tàggatoo waale lancer wala un message ñi nga xam te ni ñoom ñoo ñuy teewlu jamono ci soxna Mbène. merci beaucoup Mamadou donc damay dellu si waat rek ci justice parce que dafa am solo te yaakaar naa ne stabilité réew justice bu équitable daf ci jouer lu bëree bëri dafa wax rek léegi ni bu ñu leen téyee da ngeen war a wuy ji yóbbu seen i preuve ndax yàgg nañu di wax ay preuve te fa muy mujjee mooy nee na dégg naa la wax moom nee na benn preuve bi ñu indi mooy dafa dégg ñu ne Sonko dafa laale woon ci affaire 94 milliards. bëgg ci 10%. donc 12% sax la ñu wax. waaw bëggoon ci 10% donc ba léegi indeeguñu preuve moom dégg naa la wax te dégg naa du preuve may delluwaat rek di wax ne ñun l'affaire des 94 milliards moom na dem laajte lan moo tax ñu classé ko dossier sans suite bu fekkee ni joxuñu leen ay preuve yu leer preuve kenn du ko jox journaliste justice nga koy jox ñu convoqué la nga jox ko justice mu def ci lim ci war a def leeral enquête bi mu defee ba xamante ni bu résultat génnee bu ko toppee ba mu sës ñettey laale sore nañu lool bi mu demee ba sonn classé sans suite la def te dañoo bari ay dossiers yu ñu classé sans suite nag donc gis nañu le dossier bi may wax léegi nii benn député de l'APR ñu taxal ko ci Fatoumata Ndiaye ba léegi xelu sénégalais yi def si teey parce que man seetaan naa benn émission boo xamante ni bu ma waxee rek te yàlla tax man la ma ca dégg dalul sama xel loolu yëpp leeraluñ ko ci askanu Sénégal justice leeralu ko ñu jël teg de côté dégg nañ fii ñu bokk ci ñoom ñu taxaw di wax ay waxu drogue yu nga xamante ni ce sont des hauts responsables ñoo koy dugal ci biir réew mi pourtant waxuñu ci kon ana justice bi foofu dafa am yu bare yu nga xamante ni dañ ko war a lijjanti mu leer dañ ko war a leeral gis nañ fi ay rapports yu nga xamante ni épinglé na ay nit ñu bari pourtant mujjul fenn dañ koo jël teg ko obituaire ba mu jekk dugal ko fa daal dee ni ñii sama njaboot lañu kenn duñu laal te loolu lii tax ñu gëm ko xam ne justice bi doxalul yoon justice bi dafa am ñu nga xamante ni dafay dal ci seen kaw am ñu nga xamante ni dañ leen di jox ordre ni leen laqal leen ma ñii sous prétexte que sama ay njaboot lañu donc justice boobu li tax ñu gëm que le président Macky Sall ci discours 31 décembre am dafa ne bu dee dossier am na dossier bu nga xamante ni mën na taal réew le procureur ku muy woo du ministre de la justice ñu ni ko waa mu ne ministre de la justice ku muy woo mu ne ministre de l'intérieur ku muy woo moom le président Macky Sall moom moo naa leen teg leen ci suuf kon moom loxo ma ngi ci biir justice bi moom dafa avoué ni moom dafa pendant 6 jours ci loo xamante ni teguñu ko fenn abus de pouvoir la séquestré ñu dañu maltraité dañu torturer fa ñu nekkoon parce que torture weesuwul nga bàyyi ay nit pendant 6 jours ñuy tëdd ci ay karo yi ci seddaay bii ngay bañ ne duñ leen indil couverture ngay bañ ne duñ leen may sax ñu am benn sër bu nga xamante ni dinañ ko lal nga war a dem ci toilette ku ne xam na ni toilette yi nekk foofu booy sangu donc daanaka sa poitrine bi yëpp dafay feeñ parce que benn box bu ndaw la rek boo leen ñaanee ni leen may leen ma dem ci toilette yee lan lañ lay njëkk wax mooy lan ngay def ci toilette ku fay dem loo fay def di xawe war ma nit donc on nous a retenu dans des conditions inhumaines loolu ñu koy ñaawlu parce que ñun dañ ko wax parce que dañ ko dund ñu teg ko ay jigéen teg ko nag ñoo xam ne duñu ay délinquants ay responsable lañu ku si nekk yor sa liggéey di ko def ku si nekk di jouer sa rôle ci li nga ko war a jouer ci société bi ku nekk yor sa njaboot di ko yar ku si nekk nag nekk kilifa ca fa ngay liggéey kon xam nga ni ñooñu duñu ay délinquants ñooñu duñu ay bandi bañ di leen traité yenn traitance yi ñu ni déete waaye bi ñu demee Rebeuss lan la ñu fa def cellule bi ñu fa dugal ay sax moo fa nekk jour boobu deuxième jour bi on a dormi ci couloir yi parce que dañ fa créé benn boucan ni leen nag duñu fanaan si ay sax da ngay ñuy traité comme ay nit donc dafa am loo xamante ni jaay doole weesuwu ko te nag bi ñu demee ba ca biir tamit yenn discussion yi ñuy xam parce que nag foo dem nag fekk fa nit ñoo xamante ni bu ñu leen joxee ordre te ordre bi métti duñ ko appliqué di nga dégg ku la dee ni la ñun de wax dëgg yàlla li ñuy def dara neexuñu si mais jàpp leen ni lañ ñu santoon pour ñu def leen ko quart bi sax defuñu leen ko kon boog justice bu nga xamante ni da ngay jóg di toroxal ay doomu aadama di wommi seen warma di vraiment li gën a sacré si nit ngay fexe ba di ko tuutal donc loolu yaakaar naa ne dafa war a jeex ci Sénégal te ñun suñu combat du lenn lu dul loolu amuñu dara lu nga xamante nee naa ko ñun li ñuy xeex daanaka du pour ñun parce que suñu wàll weesu na ba pare mais est-ce que dañuy banque suñu loxo ba suñu njaboot ñëw di dund yooyu jafe-jafe wala yu ko gën a pire duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg donc encore une fois ñu ngi woo le président de la République mu delloo si waat xelam xam ni kat Sénégal dañ ko dénk te duñ ko seetaan mukk mu koy sànk heure bu taxawee nag pour def naka sa dul noonu il nous aura en face de lui parce que nag dañuy bañ ba keroog ñuy xëy dee. président Ousmane Sonko gisante ngeen wala gisante goo leen yéen jigéenu Pastef yi ak moom.
mi ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah waxu leen fan la nekkoon diggante 4h du matin ba 11h. mi ngi woon ci jàmm alhamdulilah. mais waxu leen fan la nekkoon. comme ni mu waxee rek mi ngi woon ci jàmm donc mi ngi remercier aussi ñi nga xam ne ñoom la fa nekkaloon. parce que amul benn maltraitance bu nga xamante ne teg nañ ko. amul dara loo xamante ne teg nañ ko luñ ko warul woon teg donc il a été très bien traité alhamdulilah. dellu siwaat na si njabootam ci jàmm donc ñu ngi sant yàlla di wax rek ni le combat continue parce qu'on a toujours des membres des sympathisants ñi nga xamante ne ñu ngi doon xeex ci xeex bi te dara waralu ko ngir libérer le peuple sénégalais ñu ngi ci woon di xeex te ba léegi ñu ngi leen séquestration laa ko mën a tuddee parce que koy jàpp day fekk mu am lu mu def suñu coordinateur suñu administrateur général parti mi ngi ci suñu coordinateur départemental de Dakar mi ngi fii ñoom Guy Marius Sagna ñoom Clédor Sène ñoom bari nañu ñi nga xamante ni téye nañ leen te ñu ngi exiger à ce que ñu libérer leen le plus rapidement possible. D'accord. Le combat continue. Soxna Aïssata Ndiaye ma bàyyi la yow tam nga tàggatoo. waaw li may wax rek je pense que Mohamed di wax rek ne wax na ko léegi justice bi mu wax je pense que c'est des hommes intègres ñoo nekk au niveau de la justice di àtte fi nag problème bu ne dañuy di si teg seen bët. kon li ma leen di digal rek mooy seen leader na dem wujji justice bu dee am na complot wala lu munti am mu leeral foofu lay leere au niveau de la justice mais munta leere feneen bu ma jógee foofu di wax ne le président Macky Sall ma fàttali leen ne plus de 58% des Sénégalais ñoo ko fal en 2019 te 58% des Sénégalais yooyu liggéeyam moom lañ rafetlu ba tax ñu tegaat ko fi te mu continuer lancer boobu si le continuer je pense que wax naa ko sànq pandémie bi nga xam ne mooy crise économique bi nga xam ne moom moo ñu dal depuis 1 an gën na aggraver affaire bu crise économique bi. léegi li ñuy wax rek mooy je pense joxe na ay orientation ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement yam ñu war ko def lu gën a gaaw pour mun a gën a jàppalewaat ndaw ñi parce que tamit métti na suñ ko waxantee rek parce que privé la di mooy génn heure bi nga waree génn tey ku ne xam ne ne commerce bi guddi muy dafa am solo guddi la banlieue boo fa demee guddi gi dañuy def commerce ak yooyu yëpp ak yenn yooyu yëpp dafa am solo si kii bi économie bi. te gis nañ ne wax dëgg yàlla mënuñ ko woon parce que 21h la couvre-feu bi ak la doon arrêté. la doon commencé. ba tax ne président Macky Sall nag levé ko à jusqu'à minuit ba nga xam ne 5h du matin loolu je pense que soulagement bu bien la 300 milliards yi nga xam ne mu ngi ñëw tamit bu ñëwee dina gën a mën a dimbali la jeunesse gën leen former gën leen utalaat ay bérébu liggéeyukaay nga xam ne dinañu mun a gagner loo xam ne dañ ci mën a dimbali seen njaboot li may lancer waat un appel à la jeunesse di leen di wax ne Sénégal foog naa ne benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ne ñu moytu ñi nga xam ne ñoo leen di woo pour ñu yàq parce que lu ñu yàq ëllëg ñoom ñoo koy fayaat parce que ñun ñooy suñuy impôt la ñuy jël di fay suñuy loolu la ñuy defaree yi nga xam ne édifice public yi nga xam ne moo fi nekk kon war nañu éviter di mun nga li la su amee lu la naqari am na noo koy ñaxtoo mais pas du yàq alalu jàmbur pas du jël nag c'est une première ñu gis des manifestants yoo xam ne dañuy yor ay pistolet yoo xam ne à balles réelles di ko tirer c'est la première fois violence bu mel nii kon ñu ngi ñaan yàlla rek di leen wax ne loolu nañ ko éviter bu mu amati. li may wax nag muy la gendarmerie bu wax ak yooyu bi mu wax je pense que man lu ma amul preuve ak lu ma tegul sama bët du ma si commenter. li may wax léegi itam Ousmane Sonko 94 milliards yi ñu wax ñëpp a ko gis fiche yi dañ ko gis yot audio yi ñëpp di ko dégg muy wax. kon je pense que loolu moom du dama koo dégg du damaa dégg fële dama lu ma attesté la lu am loo xam ne dégg nañ audio yam gis nañu fi ñu feuille d'émargement ñoom yëpp ñu émergé turam nekk si kon loolu yaakaar naa ne du loo xam ne dañ koy laam-laamee en tout cas li may wax rek mooy que ne c'est une affaire privée muy entre un citoyen sénégalais ak une citoyenne sénégalaise porter plainte le citoyen sénégalais ne daf ko violé kon fu muy leeree mooy kanamu yoon am nañ preuve ak am nañ les preuves yi nga yor da nga koy yóbbul yoon bu dee li Adja Sarr indi de comme preuve wax dëgg yàlla doyu leen ngeen indi preuve yoo xam ne dina contredire preuve yi da ngeen koy yóbbu au niveau de la justice je pense que devant la justice je pense que foofu rek lay fi gën a leeree te bu dee patriotisme lay woote nag dañ koy wax ne nag wax dëgg yàlla ñu dem wuy ji justice mu leeral lii parce que nag sénégalais yëpp nag bëggu nañu xam lu xew en dehors des politiques. su boobaa da ngeen di yeddaale rek seen président ni ko na libéré justice bi nag ñi nga xam ne mooy les manifestants na waxaale rek président mu yeddaale justice bi dama la koy yóbbante moo tax ma dagg la je m'excuse mais dañ lay yóbbante neen président na libéré justice bi parce que nag dañoo bëgg mbir mi jeex ñu jàll à autre chose parce que y a trop de choses à faire ici au Sénégal. waaw sama bàyyi ma yeggali sama temps de parole ma lay wax ne justice boobu président Macky Sall fii la ko fekk te fii la koy bàyyi
je pense que justice bu dafi nekkoon di àtte démb ak barki démb te day continuer di àtte le président c'est le chef de l'État mu nekk fi lu mu yàgg-yàgg day dem keneen day ñëw kon justice bi fii la ko fekk te fii la koy bàyyi et des hommes intègres nag ñoo nekk au niveau de la justice je pense que loolu moom ñëpp xam nañ ko di leen wax rek ne je pense la meilleure manière de rendre justice mooy dem wuyu ji buñ la porter plainte moo koy wax tamit ne ndaw Sénégal yi ñuy woo ñuy dem di manifester nañu xoolaat li ma koy wax léegi moom xam ne li ma koy wax waxuma ko ñu jàpp ak yooyu les manifestants bu ñu jàpp je pense que nga yem ci manifester kese génn dox dem kenn du la jàpp ñu jàpp nag la police wala la gendarmerie ñooñu ñoo xam la ñu xam information yi ñu am ñun amuñu ko kon mënuñu wax ci loolu li may appeler encore une fois ñu dal je pense que le président Macky Sall discours bu def ko c'est un discours responsable un discours rassembleur wax naag ñëpp wax naag kilifa yi ñëpp wax naag ñoom pour ñu dal wax naag xale yi tamit pour ñu dal ba nga xam ne on a un avenir boo xam ne bu meilleur te dina ñëw incha allah rabbi kenn ku ne Sénégal nag dañ koy tabax dëkk bu ñuy tabax nag il faut mu métti di leen fàttali loolu waaye di leen wax rek ne Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kenn bañul manifester mais nag manifester bokkut ak violence loolu nañ ko éviter di wax daal ne foofu laa doon tëjee sama parole. d'accord nga may ma rek baal ba rek may ma 10 secondes parce que justice bi man justice daf ma ñor parce que li tax ba stabilité am justice bi daf ci war a jouer rôle bu am solo donc encore une fois ma koy yóbbante rek na ne le président de la République na teggi loxoom ci justice bi na teggi tànkam ci justice bi na libérer justice bi ñu liggéey li ñu war a liggéey parce que nag dafa am loo xamante ni dafa leer lu ni fàng kenn du ko jeex justice moomul boppam dañ koo tënk di ko defloo li mu war a def di wax encore une fois ni buñ nee les manifestants di leen duut baaraamu tuuma ñoom aussi seen milices yi nga xamante ni jël nañ leen armé leen di leen dawal leen ci kaw askan bi ñooñu nañ leen jàpp ñu xamante ni xëy na biñ ne dañu jàpp benn manifestant mu yor dara ñoom ñu def lu ni fàng ñëpp teg ci seen bët les vidéos ñëpp di ko gis ñu identifier ba ci man gox bi ma dëkk ñu identifier fa lu mat 5 personnes xam ki muy àndal xam seen i kër gis leen ci jour bi yor seen i photo yor seen i vidéo waxuñu dara lu amul preuve ñooñu ñëpp dañ leen identifier te na yoon def liggéeyam ci ñoom parce que dañ leen recruter fay leen pour ñu toroxal peuple bi pour ñu dal ci seen kaw di dugg ci biir kër yi di rey nit ñi loolu je pense que c'est trop et que musul am Sénégal. donc président bi ñu am ak comportement bi mu am si ñun moo tax dëkk bi yegg si fii. yaa nañu yàlla taxale ak moom si jàmm fii léegi 2024. jërëjëf soxna Mbène Faye nekk secrétaire général. incha allah rabbi damay yeggali. président Macky Sall dama koy wax rek ne ko plus de 58% des Sénégalais ñoo ko fal. te dañ ko fal mais moom xanaa 58% bi moom incha allah rabbi 2020 incha allah président Macky Sall moom mandat 2024 ba 2024 bii dina ko yeggali ak jàmm ak salaam te dara du xew. te di wax ne justice bi nag fii la ko fekk. te Sénégal amoon na stabilité 50% bi xanaa dañu ko nelaw bi manifestation yi amee. voilà donc ñi gërëm tam soxna Aïssata Ndiaye nekk maire Ndiaffate nekk tamit au conseil membre au conseil des collectivités territoriales ñoo mën mbégte dalal leen fi yéen ñaar ñëpp sant leen gërëm leen sant leen itam gërëm leen yéen doon teewlu équipe technique bi dig leen daje suba incha allah si waxtu bi jaa ngeen jëf. Merci beaucoup.